jaa ngeen jëfati ci andi bi ak télévision Futurs Médias xibaaru digg bëccëg bi la ca gën a fës ca commune bu Niassia la xewee muy nag ab bande armée di ay waay rek yoo xamante ne nag ña nga yoroon ay ngànnaay daal di nag kon baare taliba jot a wàcce rek ñu nekkoon ci ab oto songu leen ba kenn ñàkk ci seen bakkan ma nga xewe nag fa ñu naan Basikan commune bu Niassia la nekk diggante Sikicoor ak Oussouye kenn ñàkk na ca bakkanam ñaar jële ci ay gaañu gaañu ñoo sax ñoo ngi leen jot a rawale ca hôpital régional bu Ziguinchor. Bilan bi nga xamante ne nag jëm na ci njaayum gerte mi loolu it daan ci àddu ndax mbootaay gi nga xamante ni moom moo ëmb baykat yi nekk ci bassin arachidier ñoom nag ña ngay ñaxtu li ko waral ñàkk financement ba tax na nag seen gerte googee sax ña nga koy saaxee di ko wanteer mu nekk loo xamante ne metti na ca ñoom fële moom ca Diamniadio ay chinois nag ñoo fa namm rek samp ab usine buy liggéey nag loolee ñu jàpp ni dana kon yëngu ci wàllug defarub tissu moo waral sax tailleur yi ñoom nag di ñaxtu ndax nee nañ bëgguñu benn yoon kon ñu samp usine ba foofee ñoom nag ca Thiès lañ joxante woon dig daje ngir naka lu ni mel Fally Ipupa egsi na ci Ndakaaru moom waykatu congolais boobee day daal di ñëw rek kon teewe si kon màggaluk King FM anniversaire bi nag gannaaw benn at ba nga xamante ne rek kon rajo boobee ma ngay émettre tey ji nag fas nañu ko yéene kon fësal ba ñëpp nag jot ci moom waykat bi nag dana wane boppam ñu gën ko xam ci mën a way waaye tamit ci mën a fecc bilan bu Macky Sall daañu def taxaw seetlu bi niñ koy defee saa su ne fële ca Kaolack ñu ne nag diggéeya lu bare bari kenn jëfewu ko lu toll ci ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom ci milliards diggee woon na ko foofu moom njiitu réew mi Macky Sall waaye ba nëga ni furaas gis-gis yi nag wute na ndax am na ñoo xamante ne jàpp nañu ni lu bare bari ci projet yi nga xamante ni njiitu réew mi waxoon na ko matale na ko mbokk yi mooy ponk yi daan ci doftal xët yu njëkk yu yéeni kaay bu ngeen taaxee la dut ñu faram fàccee xibaar yi. dalee nag jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi ñu tàmbali ko ak congo ga am fële ca Basikan nag ma nga nekk ci commune bu Niassia ca diwaanu Ziguinchor la ay samba boy yu yore ngànnaay rek ñoo dal ci kaw ay nit yoo xamante ne nag ña nga newoon ca woto kenn nag ñàkk na ca bakkanam ñaar ñu rawale leen ca hôpital bu Ziguinchor Boubacar Diassi la ñuy fekk di foofu Boubacar Diassi nuyu naa la. alors comme ni nga ko waxee ab cong moo am fii ci diwaan bi encore mu am précisément Basikan mi nekk ci commune bu Niassia nekk ci booy dem yoonu Oussouye cong bi nag nan la amee ay samba boy comme ni nga ko waxee ñoo yor ay ngannaay taxawal li nga xamante ne moom mooy barrage commencé donc arrêté ay oto jot ci arrêté ñaari oto sax bay nangu ay ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci nekk nangu seen i bagage far benn jakarta man ñëw mu supporté benn passager waaye jakartamaan bi nag moom gannaaw si suñu sukkandikoo ci information yi am moom du woon sa jakartamaan buy transporter ab passager mais dafa doon ki nga xamante ne day moom jakarta bi muy dem ci ab dëj li nga xamante ne parce que benn cousin moom moo wuyu ji boromam dëkk bi ñuy wax Moulom nekk ci département bu Oussouye moom nag dafa doon dem ci rob bi ci mees bi après ñu teewee rob bi ci la tombé ci braqueur yi nii ñu daal di ko arrêté bu ñu ko arrêté taxawul mais bu mu taxawul mu avancé ñu door ko sox yàlla dogal laaluñu ko mais mu perdre contrôle li nga xamante ne moom mooy guidon Jakarta bi dem donc mu heurté li nga xamante ne moom mooy taatu garab yàlla dafa dogal ci moom si boppam moom ci saa si la faatu ki nga xamante ne moom la supporté tudd ki ñuy wax Célestin Senghor am atam toll ci ñaari fukki at ak juróom-ñeent mu am ci ay gaañu yu tar bay fu mu nekk nii mu ngi nii ci hôpital régional bu Ziguinchor waaye it mbir mi yemul foofu ndaxte am na beneen conducteur bi nga xamante ne moom it dafa ñëw di bëgg a romb samba bo yi arrêté ko moom nag bu ñuy laajee ba pare ñu nee nañ ñu moom mu ngi tudd donc Serge Marcel Rodriguez te nekk tubaab bi nga xamante ne atam mu ngi toll si juróom-ñaar fukki at ak benn moom it dafa même scénario la dafa ñëw ngir romb ñu arrêté ko mu bañ bu mu rombee ñu sox ko jot nañ ko laal wala jotuñu ko laal loolu leeraguñu mais moom it am
na ci ay gaañu yi nga xamante ne tax na ñu indi ko fii ci hôpital régional bu Ziguinchor moom comme ñu fàttale leen ne bilan bi mu doon benn nit bu ñàkk bakkanam mu am ñaari ñu am gaañu yu tar kenn ki mu ngi tudd Célestin Senghor atam toll ci ñaar fukki at ak juróom-ñeent keneen ci nekk tubaab tudd Serge Marcel Rodriguez atam toll ci juróom-ñaar fukki at ak benn. Jassi. waaw ci tënk rek balaa ñu tàggatoo laaj bu mujj ndax njortuñu ne fipp yi ñoo def loolu wala amaguñ ci dara lu leer. waaw amaguñu ci lu leer mais lu wóotu wér selon information ñu am fipp yooyu nag dañu en tout cas ñu def loolu dañu yoroon ay gannaay yi nag loolu lañu jël jëfandikoo ko ki nga xamante ne ku ñu la arrêté nga bañ a taxaw rek ñu sox fa kaw. jëfal bu baax Boubacar Diassi doon jokkook ñun ca diwaanu Ziguinchor ñu wax nag ci njaayum gerte mi ñu jàpp ni ma ngay wéy di am ay jafe-jafe moo waral sax mbootaay gi nga xamante ne nag moom moo ëmb baykat yu yëngu ci wàllu gerte nekk ci bassin d'arachidier ñoom nag la ñuy wax rek mooy ñàkk financement ci la ndax amuñu ay koppar yoo xamante ne tey jii mooy mën a tax nag njaay ma daal di jaar yoon naka noonu it mu nekk ay jafe-jafe yu métti yoo xamante ne ñu ngi koy dund ba tax na tey ji nag seen gerte googee ñoom ña nga koy bazarder gouverneur ba sax moom jàpp na ni lu ni mel lu dëggu la kon war nañ cee jël ay matuwaay foofee dañu fay fekk Ibrahima Diamé. campagne njaayum gerte gi lee di waaj a jeex kay jafe-jafe mais ñii di paysans yi itam di def seeni bilan à mi-parcours kii di secrétaire général de la fédération des paysans du bassin arachidier di Cheikh Tidiane Cissé nag moom opérateur yi la daal di joxoñ baaraamu tuuma. waaw campagne bi de fi ñu toll nii je pense que ne léegi vraiment ñu ngi ci fin bi ndax gerte gi nga xam ne mu ngi ci loxoy baykat yi li ci bëri dem na waaye nag boo ko xoolee situation bi vraiment am na ay gàllankoor yoo nga xam ne am na ci mooy maanaam ci njënd mi bon boo ko xoolee am na luñ ci jënd lu néew ci officiel mais li ci bëri dañ ko mbapat dans la mesure où xaalis amuloon te vraiment baykat yi nekk seen i soxla yu nga xam ne ñu ngi taxaw donc il fallait que dégg nga maam ñu jaay ko ci prix yu nga xam ne dinañ mën a lijjanti seen soxla. mu ñu sukkandiku ci secrétaire général de la fédération des paysans du bassin arachidier ba tey problème mu njaayam gerte ren gi yëpp problème mu xaalis la. loolu yëpp nag je pense que ne ci li ko waral rek mooy xaalis moo manqué. te yaakaar naa ne ak ren production bi nga xam ne am na muy production bu mag bu nga xam ne muy 1,4 million tonnes vraiment yaakaar naa ne loolu lu am doole la parce que bi Sénégal di Sénégal ba léegi mu ngi sor di am une deuxième fois parce que depuis 75 76 la amoon da nga mu amaat 2018 yaakaar naa ne loolu bokk na ci gàllankoor yi indi loolu. su loolu amee nag nga xam ne ministère bi au niveau de nga maam de son ensemble maanaam muy directeur de l' agriculture yeeg ay DPV yeeg yooyu yëpp da nga maam ñu def seen liggéey ba nga xam ne àgg nañ ci 1,4 million tonnes vraiment waroon na am mesure d' accompagnement bu nga xam ne moo ko waroon doxal. ba léegi ni leen mot téeméeri camion ñoo ngi xaar ba tey ci kanamu Sonacos SA Lindiane ñu xaar ñu déchargé leen booba jamono ay paysans yu bëri ñoom itam ñoo ngi laaj seen xaalis seen ñii di opérateurs yi ñoom nee nañu ba tey Sonacos moo ngi leen di yoral lu mot fukk ak juróom-ñaari milliards. ca jëm ñaajo moom am na loo xamante ne nag nee ñu ngi ko fay waaj a samp mu yàpp usine bu yëngu nag ci liggéeyub yére usine boobu nag ay chinois ñoo ko fas yéene rek samp foofee tailleur nag nee ñu du ca dal muy mbootaay gi ëmb tailleur yi ci Sénégal ndax nee nañ loolu bu ñu ko seetaanee tey ji dana am nag ay waajur yu baree bari yoo xamante ne daañu nekk ci jafe-jafe rawatina ak ñooñu nga xamante ne nii loolee mooy seenub liggéey ca Thiès nag la ñu newoon ngir yëkkati ay kàddu Cheikh Anta Diop Sey Latira ci waxu ñi di tailleur yi ëmb association nationale des tailleurs du Sénégal wax nañ ne gouvernement bu Sénégal moom moo bëgg a jox autorisation ay chinois yoo xamante ni dañuy amal benn usine boo xamante ni confection lay doon ci pôle urbain bu Diamniadio fas yéene di fa defar ay chemise ay pantalon ak xeetu solin yooyu tax na nag kuréel gi ëmb tailleur yi nekk ci réew mi yëpp jóg ne nag loolee bu amee fii ci réewum Sénégal daanaka liggéey artisan yeeg tailleur yi dootul doxati. boo xoolee 65% population sénégalaise ay artisans lañu. ñooñu li ñu ko dig mooy ñun dinañ recruter plus de 1500 emplois loolu 1500 emplois nag jarul ngay rey ay milliers d'emplois yoo xamante ni ñu ngi dund fii Sénégal. tailleur yeeg artisans yi daanaka jóge woon nañ ci région bu nekk ci réewum Sénégal dikkoon fii ci diwaanu Thiès ñoom sax nee nañ noppi nañu tey ji xeex ba projet bi ñu fas yéene indi fii ci réew mi ñu dellu ci ginnaaw. ñun day du ñu génn ci mbedd mi du ñu sànni xeer waaye lépp loo xamante ne metti nañu
dinañ ko càmbar ci yar ak teggin wax ko ni ñu ko war a waxee ba message bi àgg ci yow monsieur le président yaag sa gouvernement ba ngeen mën ñu teg loxo. association nationale des tailleurs du Sénégal ñi ngi sàkku nag ci njiitu réew mi projet bi mu dakkal ko te bëgg nañu lool ci liggéey bi nga xamante ne nee nañ njiitu réew mi def na ko coupure courant yi daan am bari woon lool daan yàq seen liggéey daanaka loolee weesu nañu ko ñoom sax li ñu wax moom mooy nguur gi taxaw ci projet boobu bañ am fii ci réew mi. lu soxal ci wàllu marché bi nag solo nguur gi mooy fexe rek ba ñi nga xamante ne ay privé la ñu fekk baax fii ci réew mi ñu mën leen a aar bu baax a baax ci li ñuy faral di nemmeeku ndax am na ci ay xeetu jongante yoo xamante ni daf leen di rey loolu nag ngir mu sotti faaw rek ñu xoolaat tërali ni rawatina ak texte yi nga xamante ne nag daanaka tëral nañu ko mu nekk yu yàgg lool loolu yëpp nag bokk na ci lu ñu war a xoolaat waaye nag la ñuy sàkk bu boobaa ci privé yi fekk baax ci biir réew mi nañu def seen kéemtalaay kàttan ba lépp lu ñu yëngu rek na doon ab qualité maanaam lu mucc ayib ab lël amaloon nañ ko fële ca Saly Abdourahmane Diallo. ginnaaw bu ñu fas yéene bokk ci commerce international ubbil tamit entreprise yu nekk ci bitim réew seeni buntu Sénégal fas yéene xoolaat li nga xam ne moom la tëral ci lu jëm ci wàllum commerce loolu rek ngir entreprise yi nga xam ne ñu ngi ci biir réew mi li jëm ci wàllum concurrence bañ leen sonal lool. am nañ fi ay textes yoo xam ne depuis 1994 ñu ngi koy appliqué. mais baaxoon na aussi ñu dajawaat parce que boobu ak léegi je pense que mat na léegi mu mat ñaar fukki at ak juróom ñu xoolaat textes yooyu pour xool saytu ko ba xam ndax textes yooyu permettre nañu ñu protéger suñu entreprise yi donc loolu moo yëkkati woon ndaje bi donc xool textes yi waaye aussi xool ban kuréel la ñuy mën a teg état bi ak secteur privé bi ak consommateurs yi ba nga xam ne dootuñu xaar rek ay nit ñëw di yàq marché bi wala di sonal suñu entreprise. dëgg la sax li ni mel lu baax la aar say entreprise waaye ñii di consommateurs yi di ñaax entreprise yooyu ñu fexe ba nga xam ni lu ñuy defar na doon lu gën waaye tamit mu war a mën a doy askan bu ñu lay protéger ci ay mesures yow entreprise bi da nga war a góorgóorlu da nga war a góorgóorlu def la qualité da nga war a góorgóorlu def augmenter sa production. parce que fi ñu toll nii fa ñu jëm yéen a ngi koy dégg marché continental africain bi fa ñu jëm l'entrée du Maroc fa ñu jëm les APE nekk na loo xam ne bu fekkee ne protection bi ñu lay defal jëmoo ca profito dana am foo xam ne bu fa tolloo mën na laa lor. ñu seen xam-xam màcc ci fànn yu bari nag teewoon nañu ci atelier bi nga xam ni dafa jëm rek ngir xool ci yan anam la ñuy def ba taxawu commerce bi fii ci réew mi waaye tamit yan mbir la ñu war a mën a def ba li ni mel mën a yem. ëllëg ci àjjuma ji lañ fas yéene nag màggal vendredi saint yemoo ak fanweeri fan ci weeru avril waaye nag ku wax rek bis boobee xel dem nag ca la ñuy def muy ngalax li waaye ngalax loolee nag ñu ne léeg-léeg la muy àndal cher na ba jéggi dayoo lu ca mel ni dugub bi buy bi ba ca gerte bi ñu jëfandikoo nag fële dem nañu fële ca marché ba lañu fa nemmeeku wax ji genn la kon njëgi cher na commerçant yi seen jëmmi bopp sax ñoom dëggal nañu ko Cheikh Diop. ñoo ngi fii ci marché bu Castor ñaari fan sënkëm des ci li nga xam ne moom moo di vendredi saint di ab bés boo xamante ni itam dañ ko jagleel defarub ngalax yi commerçant bile nag di àddune gisagul boppam ci feet bile ak itam seeraayu yenn ci ay produits yi. ay instant yi moom événement bi la xaw ma lan la waaye prix yi xaw na yéeg ndax dugub bi gënoon na wàññeeku suukar ji gënoon na wàññeeku instant yi sax suukar bi dafa xaw a manqué ci marché Castor bi ndax xam naa feet bi mooy loolu noonu. Serigne John di ab commerçant kile am ci lu tolloog fanweeri at di ñu xamal ana lan moo waral lu ni mel. dugub bi instant yi wax dëgg yàlla prix bi gënoon na war a gën a xéewale daaw ñu doon jaay 250 mais ren ñu ngi jaay 350 doon na dox bu baax suñ côté yi supermarché yi ñëw ba marché bi tamit ñëw toog fii. bu ñëwee ñu bari di noro bëgg a ñëw si ñun jënd si mais si supermarché la ñu yem jënd si. góor gi lee ute ak yeneen i jaaykat yi nga xam ne jot nañoo wecconte ak ñoom kile di jaaykatu buy ak itam tigadege di xamle ne prix yi jot si yomb na. buy moom li mu doon jar rek daanaka la jar mais dafa am ñaari façon buy am na buy Casamance am na buy Mali bu dee bu Mali bi 600 la bu dee bu Casamance bi 700 600 750 daal mooy prix bi. man tey jii rek jaay naa prix de 30 kilos yu buy ak tigadege jaay naa benn si 5 kilos vraiment maa ngi takkaat ni ñu ngi jënd moom wax dëgg yàlla ñu jaay tigadege buy kay dañ jegi suñu bopp moom. jaaykat yi nga xam ne daje nañ ak ñoom ci marché bu Castor nag di woo nguur bu Sénégal mu wàññi yenn ci ay denrées alimentaires yoo xamante ni ñu ngi koy jëfandikoo ci dëkk bi ndax li ñu xam ne moom moo di njëg yi le dafa cher bu baax a baax.
démb nag la liggéey bi door muy liggéey boobee nag jëm ci jëlee gone yi ci mbedd mi muy nag ñaareelu pàcc bi ndax bu njëkkoon daaw lañu ko defoon ñu ne nag la xewoon daaw bëgg nañu daal gën cee taxaw ndax am na ay rëkk-rëkk di ay jafe-jafe yoo xamante ne nemmeeku nañu ko ndax ñi nga xamante ne sax ñoom la ñu sasoon liggéey ba ñoom wax nañu ko ba tax na nag bi yoon daal ñi ngi sàkku ci nguur gi mu gunge leen ci lu baree bari su ko defee nag la ñuy séentu muy jëlee xale yi taxawaalu yépp ci mbedd mi loolee mën a antu Mame Biram Diouf Abdoulaye Diallo. daanaka léegi mat kon ñaari at ba président Macky Sall jëlee ndogal ngir ñu jëlee kon xale yi nga xam ni dañuy taxawaalu ci mbedd mi bokk na ci sax kon xale yi nga xam ne ay taalibe lañu boobu ak léegi jël ndogal li nekkoon sax ci weeru juin atum 2016 waa ji moom gis ne mbiri daal liggéey bi lu bari des na ci. xale yi moom toujours ñu ngi ci mbedd mi waaw wax nañ ba sonn waxoon nañ ne dañ leen jële fii ci mbedd mi mais ñu dem ñu naa sëriñ yi jàngale xaw ma lan xaw ma fu ñu jóge indi xale yi ci biir dëkk bi waaw xale yi ci oto yi la ñuy dugg fu nekk dañuy jaar. am na ñoo xam ne duñ taalibe te guddeeg bëccëg ñu ngi fi te kenn mënu ci ñoom dara. On a constaté que taalibe yi wàññeeku nañu bu baax dans les carrefours et les feux. ak yeneen xale yi nga xam ne duñ taalibe. waaw man j'ai une fois benn xale bu doon traversé tali ñëw mbëkk sama oto bi mais bu ma ko yóbbuwee hôpital ñu xool amuloon dara mais on est allé chez lui mais c'était pas un talibé. bu ñu demee ba këram moom yaayam ak yeneen frère am yëpp dañuy dem si mbedd yi on dirait des talibés mais c'est pas des talibés. lopp junne ak juróomi téeméer ci ay xale nag kon jotañ leen jëlee ci mbedd mi doon ay kàddu yoo xam ni kon jëwriñ gi yor mbirum protection de l'enfance xamle na ko yokku sax ne ñaareelu phase bi dinañ ko door ci àllarba bi waaye geneen politique gu gën a baax moom la ñuy bëgg. sécurité ñu war ko yokk ramasse bi ñu bàyyi sax dañ ko war di def. maa ngi ñaan Macky Sall lu mu ci mën na def ngir yàlla. fekkee ñu ngi jàng nga yóbbule ba nga xam àgg na nga dem nga jël si ko bu àggee ci kër gi nga yar ko foofu mu téye nga téye ko foofu. gën a ànd ci liggéey bi ci mboolem bànqaas yi nga xam ni kon dinañ ci dugal seen loxo waaye it joxe ay jumtukaay ki matuwaay yoo xam ne ni dina mat sëkk bokk na ci li ñuy jàpp ni dina tax xale yi jëlee leen ci mbedd mi doon lu yomb. loolu nag di yokk kaaraange fële ca commune bu Mbaaw tamit kaaraange ga la ñu bëgg mu yokk ndax maire ba ma ngay sàkku rek ñu daal di fay amal ab poste de police am na sax maanaam benn site boo xamante ne kon joxe na ko ngir ñu samp fa poste de police ba ndax commune am boobee kat la ñu fay tudd ñàkk kaaraange bari na bu ñu nee faat ba kan am na fa léeg-léeg tamit ñu ne dañ am na sax ñoo xamante ne kon ña nga fa di jaay yamba loolee nag la daal di bëgg kon mu dakk Abdoulaye Pouy moom mooy maire bu commune bu Mbaaw ñu teewlu ko ci micro Salif Sow. décidé ne fii du ñu fi def dara la lu dul lu ñuy indi sécurité yàggatul su ñun kenn duñu xaarati jël nañ ko jox nañ leen ko te yaakaar naa la ñu wax dinañ ko defee comme noonu incha allah population bi am jàmm. xam nga population Mbaaw dañ naan 100 000 habitants mais dépassé na ndax population Mbaaw bokk na ci communes yu rare yoo xam ne bés bu nekk gis ñu def sareet wala oto di toxu si di ñëw moo Kër Massar ñoo fi mel noonu tey dépassé nañu 150 000 habitants 20 kilomètres carrés mu am forêt bu ñu wër de 711 hectares ku nekk mën na def lu bon daw dugg fu te amuñu police amuñu gendarmerie boo gisee policier wala gendarmerie ku taxaw circulation bi la donc moo tax Mbaaw yàgg laaj mu am lu ne xew fi nag am na ku ñu rey fii Kër Mbee Fall am na keneen ku ñu rayoon watu ci biir fële benn émigré am na xale bu ñu rey Petit Mbaaw am na tubaab bu ñu rey fii yu bari yu mel ne sans compter agression yi bon mu dem ba nga xamante ni man mi doon muñ nag dallu population bi dégg ngeen ma ci presse bi temps yi ci seen rajo ak ci télé ma taxaw wax li may wax li Mbaaw bëgg ak fi ñu lu ñu bëgg mu am ci dëkk bi wax ko ci internet bi waaye nag ministre bi ñuy sant yàlla ndax ba mu déggee ñu wax ba suñu dënn yi jëkk daf ma woolu ma ñëw mu ne ma lu xew moo wax ka lii xew ak lu ñu bëgg mu ne ma xaw ma wan na loolu lépp am na fi bon nag bindal jox ñu ba ñu bindee jox ko matal weer mu ñëw fi ne fii dinaa leen ko defal poste de police bon ñu ngi remercier ministre. dañu àddu ci jafe-jafe yi ñu nemmeeku ci njàng meek njàngale mi ba ci wàllug wér-gu-yaram tension sociale bi nag jéggi dayoo ci Sénégal boobu ba nag ni njiitu jëwri ni di seq waxtaan ak syndicat jàngalekat yi ak syndicat bi njabooti ñuy yëngu ci wàllug wér-gu-yaram waaye ba nag ni nag saafara amagul ndax ñi nga xamante ne ñoom ñoo fare sax ci syndicat yooyu am na ñu ci yëkkati seen kàddu ne nag ngir saafara am faaw rek nguur gi li mu xaatimoon mu jëfee ko Ibou Diouf.
syndicat yi rafetlu jéego yi nguuru Sénégal jël rek gannaaw li ñu duppee suivi régulier des acquis maanaam ñu mën a saytu bu baax a baax accord yi ñu jot signé. syndicat yi dañ ko signé woon nguur gi ne danaa ko def ci bu app bi jotee bon app yooyu weesu na am na ci problème yaakaar naa loolu kon xam ne nguur gi dafa waroon yàgg lii waroon na ko njëkkee. tey jii dafa am ay évolution yu am solo ak implication premier ministre évolution yooyu mënuñu ko négliger parce que ci évolution yi man gis naa ne am na volonté feeñ na ci volonté pour régler problème yi. syndicat yi doon daanaka ay partenaire nguur gi bu fekkente ne rek dañu am yéene am ay solution ñoom ñépp gis nañ ne dossier yi bu ci ku si nekk defee li nga war a def rek dinañ mën a am li ñu duppee entente. syndicat yi wax dëgg yàlla mën naa jàpp ne duñu ay nit ñu nga xam ne dañu braqué wala ñu jàpp ne dañu bëgg a indi fitna jàppuma loolu dañu honnête syndicat yi dañu yàgg a sonn parce que nag li leen dal aussi buñ ko jàngatee dinañ comprendre seeni position. xam si dañ ko wax ay syndicalistes ay syndicats ay jàngalekat ça veut dire que ñoo xam ni si am nañu maqaama loo leen jox ñu setal ko def ko parce que loolu seen liggéey jàngale def xam-xam di analyser donc loolu boo amee ñu mel noonu yaakaar naa problème warul poser ba egg fu mu doy. nguuru Sénégal ak organisation syndicale yi ñoom ñëpp ku ci nekk am na pàcc boo war a dox ci li nga xam ne rek mooy utub solution ndaxte gis nañ ne jamono ji bëri na ay syndicats yu ñaxtuus ci boor bu nekk. waxtaan boobu nag dafa am nu mu war a tëddee waxtaan bi mënul nekk ne dañoo war a am lépp léegi mënul nekk ne aussi duñu am dara diggante boobu. war nañ fi mën a toog waxtaan. am na xam si bu ñu demee ba mu sës ba ñu am ay problème dañuy def ñun benn jéego nguur gi def benn jéego ñu defaat beneen ñu tas ci digg bi donc daal di juboo yaakaar naa loolu mooy li am solo parce que ñëpp la réew mi soxal. organisation syndicale yi di rafetlu rek li nga xam ne moom la ñu duppee rencontre hebdomadaire mu aju ci suivi régulier ci ak yi ñu jot a am seen question avancement ak indemnité de salaire yi nga xam ne rek bokk na. ci li gën a ñor yi les syndicats. Ibou Diouf njiitu jëriñ ni sax ñi ngi koy xaar ci pencum ndawi réew mi laaj ak tontu war a dox ci digganteem ak député yi ci añ poñ yu bari nag kon sénégalais yi di ko ci xaar bokk na ci ñàkkub kaaraange gi naka noonu njàng mi nga xamante ni mi ngi jànkonteel ay jafe-jafe ba ci wàllug wér-gu-yaram waaye jàppale ni ku jëkk politique gi ñoom nee ñu duñu teew ci assemblée nationale li ko waral bokk na nee nañ ca temps ba ñu leen jox ngir ñu wax dafa nekk loo xamante ni lu néew la duguleet nag kon ku jëkk politique gi di wan gannaaw rek assemblée nationale bu façon waxtaan yooyu di am ñu dem ba fële nga xamante ne nag moom mooy Rufisque ak ndaje ma nga xamante ne moom moo fa amoon ñeel jegeñaale Khalifa Sall ñoom ñoo ne nag ci ndaje moomee sargal nañu rek Mamadou Diop mi nga xamante ni moom moo fi bàyyeekoo nekkoon maire bu Ndakaaru àddu nañu nag ci leneen muy nag soññu àttekat bi di Malick Lamotte mu def kéemtalaay kàttan ba doxal yoon ci mbirum Khalifa Sall Ousseynou Thiam lañ ci àndal ak Ahmadou Bamba Samb. ci réunion départementale bu ñu am nag ni jeganaay Khalifa Sall yi di massaw nag lii di njabootu ki nga xam ne nii moo fi doonoon maire bu Dakar di Mamadou Diop ñoom nag ñuy rafetlu nee nañ lii di témoignage bi nga xam ne defoon na ko keroog ci lii di procès seen jëwriñ ji di Khalifa Sall. dañuy jaale Mamadou Diop maire de Dakar ñu di ko jaale Khalifa Babacar Sall mi nga xam ne mooy suñu leader di ko jaale Mame Koumba Diop ak Lafia Diop. parce que ñoom depuis le début du combat chaque jour ñu nag ñoom ñooy nekk tribunal si Khalifa te Khalifa doomu Mamadou Diop la ndax nekk na adjoint au maire si wetu Mamadou Diop pendant 17 ans te bi mu ñëwee si parti bi si loxo Mamadou Diop lañ ko teg kon Mamadou Diop mi fi jóge tey sénégalais yi ñàkk nañ mais ñun socialiste des valeurs yi ñun ñoo gën a ñàkk ñun waa kër Khalifa ñoo gën a ñàkk kon ñu ngi koy jaale sénégalais yëpp. di ko jaale suñu bopp di ko jaale Khalifa Babacar Sall mi nga xam ne mooy suñu leader. keroog bi Mamadou Diop ñëwee tribunal ñun ñu ngi fa woon toog mënul woon sax dox dañ koo téye juge bi ne nañ ko wutal chaise mu toog ci chaise ba mu toogee xamal na juge Lamotte ne ko Khalifa mii ñu indi fii tey deful dara parce que kees gi yàgg na ko fee fekk
kon bu fekkente ne droit nga lire te si droit rek nga ko teg tey war nga mën a libérer Khalifa Ababacar Sall parce que liñ koy tuumaal defu si dara. gannaaw ba ñu fësalee ne nag noppi nañ ngir amal mobilisation bu am solo ci bésu li nga xam ne lii moom la ñu joxee verdict bu procès lii di Khalifa Sall ñoom nag li ñu bëgg rek mooy kii di juge bi wax rek lu dëppook yoon. Rufisquois yëpp que ni le 30 ñu ngi jox ñëpp rendez-vous à 4 heures du matin au plus tard 4h30 daañu dem tribunal comme niñ ko daan defee ci 25 jours yi passé dinañ dem soutenir suñu député maire dinañ dem soutenir suñu candidat Khalifa ku ko bëgg ku ko bañ candidat lay doon incha allah ñuy wax juge Lamotte que ni na lire droit. mu doon ay socialistes yoo xam ne nag ni Khalifa Sall moom mooy des ba léegi seen candidat ci élection présidentielle 2019 yi nga xam ne nii ñi ngi koy waajal. ci banlieue bu Ndakaaru ñi nga xamante ne nag ay ndaw lañu féete ci nguur gi fare maanaam ci nguur gi kon du ñàkk loolee ñu dellusiwaat ci suñu jotaayu xibaar waxoon naa ko ci ponk yi muy fali Ipupa mi nga xamante ne nag kon yegsi na ci Ndakaaru moom doomi Congo boobu di waykat waaye tamit ñu gën ko xam ci fecckat mu ne lool ci loolee muy yëngu dafa ñëw rek ngir teewee si kon anniversaire bu King FM gannaaw benn at boo xamante ne rek kon rajo ba judd na fanweeri fan ak benn lay doon ci weeru mars nee na nag dana def kéemtalaay kàttanam ngir bégal ay fansam ay satupay. mu mel na nag mbir mi door nay neex ba pare. ñi nga xamante ne ñooy fans su Fally Ipupa ñoom nag bu ñuy dem di teeru seen idole nii lañu def wane seen bopp. bi ñu seeni nag di Cap La Merveille ñu dooratiwaat ba mu gën a neex. ñu ne ko nag exil ak jàmm Fally Ipupa roi du soukous ak roi du nombolo moom itam mu kontaan lool gis ay njoñam. on aime bien voir les gens quand on. rafetlu naa teertu bi ma gars yi teertu fii ci aéroport bi day wane rek sama séjour fii ci Sénégal ni mu nar a demee tokkos bi kon dinaa leen ko jox bu baax. donc ça va être tokkos. ça va être tokkos. voilà. mu mel ni nag concert bi nga xamante ne nar na am le 31 mars ci place du souvenir nar na nekk lu nekk. c'est important quand vous arrivez au Sénégal il faut voir le grand Youssou. am mbégte kon teew fii ci Sénégal rawatina nar fee fekk sama mag Youssou Ndour yàgg nañoo liggéey di collaborer am na sax ay duo yoo xamante ni def nañ ko kon mënul ñàkk concert bi rek ñu am luñ ci baaxee public bi mixé mbalax bi ak tokkos bi boole ko rumba bi. mbalax et tokkos musique la rumba façon là. kon nag affaire ji lay doon ñu yegsi ci bilan bu Macky Sall seetlu gi fële ca Kaolack ñu bari nag foofu jàpp ni kon dige ya des na ñaari téeméeri milliards ak juróom fukk ak juróom yi ñu doon wax ca diwaanu Kaolack ab tur kese la am na leneen ñoo xamante ne nag ñoom seen gis-gis ute na ak ña njëkk a wax ndax ñoom la ñu jàpp rek mooy bilan bi bu fekkente ne am na yu matul li tamit lu baree bari kon jiitu réew mi Macky Sall matale na ko foofee ca diwaanu Kaolack Ibrahima Diamé Pape Lay Dieng. damay jëlaat l'économie arachidière insisté si. diggante promesse ak réalisation région bu Kaolack nag nekkoon diwaan bu njëkk bi nga xamante ni fii la président Macky Sall ak gouvernement am defoon seen premier conseil des ministres bu njëkk ba 255 milliards lañ fi digge woon juróom-benn at après ku nekk di def bilan. mën a wax ne si bilan 6 ans de pouvoir bu Macky Sall bi mooy que ni Macky Sall en tout cas pour Kaolack dafa fi dara.
dafa nekk defu fi dara dans la mesure bu ma ko waxee waxuma ko si waxu politicien dama ko teg si lu leer nañ moom moo def conseil des ministres fii nii dig ñu 255 milliards ba léegi Kaolack avant 2012 ba 2017 bi ñu nekk ni gisuñ dara lu fi changé fu 255 milliards ba duggee biir bi Kaolack danañ gis changement mais 255 mënoo ko dugal ci benn ville te gisoo fa changement te ñun kat ni ñu nekkee woon en 2012 ak ni ñu nekkee 2017 gisuñ ci benn changement benn ñaar digg nañu université El Hadji Ibrahima Niass xeer ba mu fa posé woon 6 ans après ba léegi nii miir sax gisaguñu ko. bu dee kon moom bilan bu négatif la gis kii di président conseiller départemental bu Guinguinéo moom bilan bu mucc ayib la jàpp. nga xam ne def nañ ko fi te mu amul fi woon wala mu yàqu woon nekk ci situation bu métti bu lamentable gisoon nañ ko fi mooy la route Kaolack Fatick gis nañ président de la République ñu ngi ko defaree. gis nañu aussi soo demee département Nioro li nga xam ne moom lañ fa inauguré récemment ci ay infrastructures routières ñëpp gis nañ ko je pense que loolu du ma ci revenir te président moo ko promettroon bu mu fiy ñëw ci conseil des ministres décentralisé tey gis nañ ko donc 250 milliards yi loolu la beneen bi mooy gis nañu PUDC li mu fi réalisé fii ci Kaolack lu mu fi réalisé en termes de piste de production tey soo demee département Guinguinéo ba mu dëkk Kaolack ba nga xam ne yéen xam ngeen fa ak Nioro gis ngeen li nga xam ne moom lañ fa def ci ay piste de production forage yi moom waxaale wu ma ko. lu jëm ci wàllu social nag bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ni moom mooy Moussa Fall doon njiitu APRODAL jàpp na ni moom amul lenn lu ñu mën a nattable ci bilan Macky Sall. Macky Sall dafa waxoon ni ci biir programme ne li xeexam mu njëkk mooy xeex contre les inégalités sociales maanaam fexe ba nit ñi am ka nekk population ba nekk Kédougou am ak population ba nekk Kaolack am ak population ba nekk Ndakaaru liggéey na ci liggéey boo xam ne ci wàllu couverture maladie universelle mel ni ci wàllu PUDC mooy le programme d'urgence communautaire liggéey na ci wàllu bourse sociale yi liggéey na ci wàllu construction de logements sociaux liggéey na ci wàllu lu ñuy wax la baisse de revenu du travailleur mais nag wàllu agriculture wàllu mbay lu ci nekk def na ci waaye nag dama ne xalangu dajul suuf. loolu yëpp nag ci gis-gisu Mbaye Sarr ba tey doonul leneen lu dul naxe mbaay. franchement Macky Sall ak gouvernement nekk wuñ fi lu dul ay slogan donc slogan wu PSE slogan wu yoonu yokkute slogan wu CMI slogan wu yeneen ak yeneen sur le plan social Macky Sall mën naa la wax jimma lan la wax 25000 francs lay jox bourse de sécurité familiale mais loolu day fooy ak chiffres yi parce que am na habitude di fooy ay chiffres 25000 francs par trimestre xam nga moom mooy lan mooy 210 francs par jour jarul sax miche pain pour ki gën a tuuti si biir kër gi loolu moom mooy dimbali ni loolu moom mooy émergence non nañu arrêté. donte nag bilan Macky Sall boo ko seetee de façon générale dafa positif ci gis-gisu moom Moussa Fall jàpp na ni am na lu bëri lu nga xamante ni Kaolack mu ngi koy xaar ba néega ni de. lu soxal ak yelleefu doomu aadama tamit jàpp nañu ni kon am na yu bari yu ñu war a def fii ci Sénégal gannaaw juróom-benn at yoo xamante ni mi ngi ci nguur gi moom Macky Sall directeur exécutif bu Amnesty International moom noonee la gisee ndax ba nëga nii ci gis-gisam ña ngay jalgati ak yelleefu doomu aadama Alassane Seck moom mooy secrétaire exécutif bu Ligue sénégalaise des droits humains moom it jàpp na ne daal nguur gi fa mu war a gën a taxawee mooy digganteem ak kujje politique gi ndax bari na fitna ju ci juddu dañ ciy ànd ak Alhassane Ba. ci xar kanamam nga mën a gis déception bi mu am moom directeur exécutif bu Amnesty International Sénégal ab yaakaar bu rëy la amoon nee na ginnaaw bi ñu falee njiit réew mi Macky Sall ci atub 2012 ci lu jëm nag ci yorinu ak yelleefu doomu aadama yi mu gis ne moom Seydi Gassama daanaka soppeeku amu ci. arrêté Ousmane Ngom mi nga xam ne moom la Abdoulaye utilisé woon pour empêcher tere parti politique yi manifester ci plateau de Dakar arrêté boobu mu ngi koy téye ba léegi te ñëpp xam ne arrêté la boo xam ne day violer charte réew mi mbirum métit bi nga xam ne moom la policiers yi di teg sénégalais yi foofu tamit am na problème sénégalais yu bëri ñàkk nañ seen bakkan ñii police daf leen dóor toroxal leen muy police mu gendarmerie waaye sax yooyu amee rek au lieu que moom mu ñaawlu ko n'est-ce pas féetu ci côté askan wi li ñu gis mooy suñu yëkkati ñun suñu baat critiquer police rek nguuram dañuy daal di réagir di protéger forces de sécurité yi alors que ñoom ci côté askan bi la ñu waroon nekk. ki ko dirige comité sénégalais des droits de l'homme maire de Ndol la militant marqué du parti à la limite mooy vedette télévision qui défendre suñuy wax gouvernement ak parti bi loolu dañ ko gis heure bu Amnesty wala Ligue sénégalaise wala rajo defee benn rapport di ŋaññ
di ŋàññi gouvernement bi ni muy doxalee moom mooy tontu. beneen nemmeeku bi nga xamante ni kii di secrétaire exécutif bu Ligue sénégalaise des droits humains moo ko def mu di diggante nguur geeg ku jëpp politique bi mu gis ne déggoo bi daanaka neexut bu weesoo tëj gi ñuy tëj ñenn ci ay leaders politiques yi mu ne metti na lool ci ñoom ñu déggoo ci lu jëm ci processus électoral bi. mooy li gën a jàmp fu mu nekk nii parce que doo xoolee situation bi c'est tendu soo xoolee ni ba léegi nguur gi waxtaanul ak opposition principale bi opposition essentielle ba léegi nii ku nekk da ngay xool loola arrangé mu am crispation. président dafa am devoir en tant que président de tous les Sénégalais woote tap xolom. woote bañ ci ñëkk bañ ci am blocage parce que dafa jot Sénégal ñu waxtaan avant ñu egg ci élection parce que élection mooy ndayu ay présidentielle mooy ndayu ay bi am yëpp ci àddina. nee na day xeex corruption maanaam guerre pasar réew mi sañ alal réew mi loolu ñëpp a ci ànd waaye loolu soo koy defee doo jublu sa xeex boobu ci benn groupe nit rek maanaam ñi nga xam ne ñoom ñoo bokkoon ci Ablaye Wade décret yi mu ngi fi depuis 1981 jamono Abdou Diouf jamono jooju am na ñoo xam ne yoroon nañu fi alal réew mi di koy gérer ñu ngi fi ba léegi te am nañu ci am alal lan moo tax CREI yi saytuwul n'est-ce pas seen amam. boobu ni arrêté nit ñi di leen tëj kaso ci ay présomption de culpabilité rek dana inculpé kenn jugé gu la loolu lépp pour ñun ay sooxee la yu mag a mag ci Sénégal. kaso yi di gën di yokku bu weesoo li ñu màgget ñu gis ne faaw nguur gi accéléré chantier yi ngir jëlee fi li ni mel. dem naa barki dem si 15 jours maa nga foon soo demee camp pénal da ngay waaru ay néeg yu am téeméeri nit Rebeuss am néeg yu am ñaar téeméeri nit ci benn néeg. doo ko xalaatee ngir ndax ay nit ñoo fi war a nekk wala ay xar parce que même dama woon léegi Al Hassan yow soo amoon sa xar boo bëgg doo ko dugal ci condition yu mel noonu donc loolu lu rafetul la ñu ne dañuy tabax benn prison ci Diamniadio ñu ne lu jàmp la lu yàkkamti la. am na kaso amuñu toilette pot sa mbuur moo fa nekk soo fa nekk ak say doom mais soo demee gannaaw kër sa doom day toog les seetaan loolu gis nañu ko ci ay kaso fi ci biir Sénégal. ci beneen wàll Seydi Gassama di rafetlu yenn initiative yu nguur gi jël lu ci mel ni couverture maladie universelle wala boog bourse de sécurité familiale. ñu ngi ko ñaan rek mu yokk alal bi muy dugal ci couverture maladie universelle pour que sénégalais yi ñi feebar te néew doole mun a faju loolu am solo la bourse de sécurité familiale tamit lu am solo la. ay mbir yu bëri ñu nemmeeku nag ginnaaw juróom benni at bi mu toogee ci bopp réew mi moom Macky Sall droit de l'hommiste yi di sàkku ci njiitu réew mi mu fexe ba xoolaat li ni mel balaa nag buy jeexal mandaam ci atub 2019. ñu koy jaajëfal bu baax Alhassane Ba ñu ànd yër xët yu njëkk yu yéenekaay yi Mamadou Mohamed Ndiaye. premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne tey ci ngoon ci kanamu assemblée nationale ku moywul nag mu faf fa doon oustaz buy waaraatee ci kanamu ñu waaru ba noppi njabootum kese di waa Benno Bokk Yaakaar fa nar a teew su dee opposition bi def nan li ñu wax Le Quotidien xëy fësale leen ku ne ci ñoom nga ngàlloo sa écharpe ñu ne danoy boycotté ndaje mi ndax nag du doon débat dëgg moo waral laas ne Dionne face à des convaincus Mohamed Boun Abdallah Dionne ci kanamu ñu yeeyu ba noppi di leen fexe yeey kon ci politique gu gouvernement lii de kaay bi di réew mi ne opposition bi tey day boycotté assemblée nationale ca nag président Macky Sall le 3 avril 2018 suñu ne ëllëg la fête ak indépendance ak Sénégal ci discours am war na teg jéego yu am solo suñu ko xoolee ci fi réew mi toll ci coow mbiri parrainage ministère des élections bi opposition bi sàkku caution bi ci présidentielle bi ñenn ñi sàkku wàññeem Mamadou Diop Decroix moom ci Vox Populi ginnaaw artu yu ministre Aly Ngouille Ndiaye indi tontu mu ne noppi nanu ngir ñu faat leen ñoom ñëpp ndax nag président Sall ak nguuram noppi nanu ngir génne l'armée bi mu ne police ak gendarmerie ca nag mu ne président ak nguuram sunu wàññeekuwul ci yoon wi ñu jël la daloon Hitler ak Pinochet dina leen dal la fi jëlee it Diouf jëlee fi Abdoulaye Wade dina ko fi jëlee observateur moom Khalifa Ababacar Sall xëy tey akub nataalam ne ab atteem nag njeexteelu jafe la nar a àndal ak gréewu liggéeykat yi ci wàllu yoon dugal jiixi jaaxa ci ñu mën a waddalam déet ëllëg dogalab atte bi su dee it ëtt bi daal dina fësal atte bi mu ne ay jafe-jafe ci wàllu recours ak doxalin dogal bi dina am wàllu politique am nag moom Khalifa Sall observateur di gisaane ci sutale woon tey ji moom maire bu Ndakaaru ak ndondom ci wàllu mbooloo politique ñu ne war a mun a tàbbi ci yoxoy ku mel ni Idrissa Seck wala El Hadji Malick Gakou waaye Moussa Taye conseil politique bu Khalifa Sall moom ci yéenekaay bi ne Khalifaay benn plan bi nu am Barthélémy Dias di ko dëggal moom it ne am na yàqin ne ëllëg Khalifa Sall dañ koy bàyyi ci Walfadjri yéenekaay la ko xamle ndax mu ne gisul ci juge Lamotte doxalinu xuusma ñàpp kenn rek kii lëmbe réew mi mu ne di def lu ko neex kenn rek la Macky Sall Barthélémy Dias jàpp it ba tey ak Walfadjri yéenekaay ne Ousmane
Tanor Dieng mooy kii ne ci diggu xolob complot bi nu complot Khalifa Sall la cloche xëy dafa laaj ne ëllëg àjjumay liberté lay doonam déet ci moom meram Ndakaaru Moussa Taye ci yéenekaay bi ne waaw le 30 mars bi bisab liberté lay doon ci moom Karim Wade moom ca Qatar waaye du saf ko ne fii Sénégal doo xëy bis déggooy mbiram enquête xëy wax ci li nga xamante ni mooy atteem ba woon diggante état bu Sénégal ak moom alalam ca Paris teg loxo gi nu ca namoon antuwul yéenekaay bi ne bu gisee yoon ca Paris nangulul avocat yu état Sénégal lu ni mel tëralinu ñaari yoon ci réew mi ñoo bokkul nanuy tekkee baat bii di enrichissement ñu jógee Qatar wutali Palestine ak mere gu nu mere Sénégal ndax ñu ne ministre Sidiki Kaba yore affaires étrangères les échos ko wax ndax visite bu jëwriñ ji amal ñu ne démb ci jumaay Al-Aqsa àndu ci ak police bu Israël palestinien yi ne visite boobee nag jalgati la jëm ci déggoogu aussi yi tëral ci weneen wàllu xew-xew bu dangereux la ca nag duñu ko nangu suñu sukkandikoo ci kàdduy jëwriñu Palestine bi yore wàllu information les échos ne Palestine ña ngay sax sàkku Sénégal dafi jéggalu wàllu wér-gu-yaram fii ci Ndakaaru direct info xëy dem hôpital principal ak marché bu ñu fa ne dañ ko lancé ci làqatooku lëndëmtu ci lu jaarul fa naka daa jaarale waral yéenekaay bi dafa laaj ne ana lu waral làqatu gi gaawtu gi direct info ne ca la fay togg nag di waxtaan ni jamono yi mooy privatiser service rajo ba ca su boobaa mbaa boobépp service du mujj ci paatu métier bi tasum xibaar ci Sénégal it laaj bi di mbaa du ci faatu la jëm ci réew mi source aade moom xëy na jaaxle ci doxalinu ñenn ci ñi séq métier bi Thierno Amadou si RTS ca la di defi xibaaru 20h ñu ne dugal ci journal ba élément boppam mouvement bu mu tëral moom ci boppam mi présenté journal bi da ci jàppale président Macky Sall ca looleeg jalgati la yaa xam ba it Ahmed Aïdara El Malick Racine Talla di it ay cas yu jaaxal lool yéenekaay bi di source a ci yéenekaay bi nag ab sociologue di Moulay Idriss Diop jàpp ne doxalin wu ni mel journaliste bu ko def faat nga faf li ëpp solo ci sa métier muy tëddeeg njaaxaanaay geeg mandute gi Bakary Domingo Mané it noonu la waxee bu ko reed moom jàpp na ni journaliste dafa war a mandu ci diggante langue yi muy politique ak économique yeneen moom ak Seyni Ndiaye moom dafa gis ne jalgati la ñeel charte sellal ak yoonal gi métier tasam xibaar tëral wàllu sport ak équipe nationale football bu Sénégal Le Soleil xëy ne fileeg weeru juin ndaw ay réglage yéenekaay bu an fësale entraîneur bi Aliou Cissé stade yéenekaay dafa laaj ne mbaadu moom sëñ Cissé dafa perte temps bu bari ci wàllu système de jeu yeeg tànneef li ñeel joueur yi muy dama mondial bi wàllu làmb Balla Gaye 2 bëggul ñàkk benn temps diggam ak Gris Bordeaux ci observateur xëy nañ jàng fa mu naan benn minute la may Gris Bordeaux su ñëwul mu foncé ci kawam sunu làmb ne open press bi démb nag ci stade Amadou Barry bu Géejawaay Balla Gaye 2 yàbbi na fa safara dëgg yéenekaay bi wane gaynde Géejawaay gi mu daal di weexal bopp ba tàll taxaw xaacu wane kàttan dëgg macha allah. jaajëfal ko bu baax doyen El Hadj Assane Gueye mi ñuy yeggee yéen i kaay yeeg seen i xët mbokk yi fii la ñuy tàggatoo ak yéen jaajëfal leen sant leen yéen ñi fare woon ci machine bi ñi jàpp ci xibaar yi bu mu sotti dig daje ci yeneen jotaay xibaar ñu leen ñaanal kenn dalug jàmm.